tey la aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre atum 2018 xibaar yi ngeen di bàyyi xel fii ci Mbour TV nuyoo baa ngoog asalaamualeykum wa rahmatullah. xibaar yi la ci gën a fës bokk na ci gannaaw ba mu jàppee aw jën bu mag ci Parcelles Assainies di wuyoo ci turu Moussa Sy moom njiit réew mi tebbi na weneen ponkal ci wàllu politique Ousmane Gueye lay wuyoo maire bu Saly des na ci dikk ci kanam tuuti démb yamook alxamis fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre njiit réew mi Macky Sall ma nga woon ca Saly ngir amal lancement officiel projet de développement du tourisme et des entreprises moom Sall Ngali ne def nañ ci lu toll fanweeri milliards ak juróom-ñaar ci suñu koppar. kuréel gii di cosaanu séeréer lëkkaloo ak commune bu Sandiara ñoom nag la ñu bëgg mooy gën a dooleel làkk wi di séeréer ak it li nga xamees ni mooy seen cosaan di cosaanu séeréer yëkkati nañ nag ay fourniture jagleel ko ñi nga xamante ne bii ñooy ndongo yi des na ci ànd ak Malick Ndiaye mooy seen njiit téléspectateur yu Mbour TV lii moo fi gën a fës ni ay xibaar bu ngeen taxiloo as dafa ma dikk ak yéen ci yaatal gi. dal leen ak jàmm ni ma ko waxee woon ci ndorteeli démb njiitu réew mi Macky Sall ma nga woon ca Saly ngir amal lancement officiel projet de développement du tourisme et des entreprises moom njiitu réew mi Macky Sall ni nag dinañ jàppale bu baax a baax ñi nga xamante ne bii ñooy yëngu ci wile wàll waral ñu def ci lu toll ci fanweeri milliards ak juróom-ñaar ngir gën a suqali secteur bii di tourisme moom Sall Ngari ay kàddoom ki ñu ko dégtal Jibi Diop Ndiaye la Saliou Faye. Je voudrais vous dire. dama leen bëggoon wax ne dañu teg benn crédit touristique pour yombal acteurs yi. ñu jot ci financement yi pour mise à niveau ak tamit relance investissement yi crédit hôtelier boobu toll ci juróomu milliards fonds d'amorçage la bi nga xam ne njëriñam dafay doon levier pour gën a mën a mobiliser. Renforcement tamit sécurité bi ak xeex li nga xam ne moom mooy saleté bi ci site yi bugg nañ cee def ay jéego yu am solo te ci noonu nag bugg nañ ci gunge ville de Saly. ñu ci lu jëm ci développement ressources humaines yi foofu nag ma leen di fàttali ne dañu teg benn pôle de formation touristique ak hôtelière. Pour formation ressources humaines yi. ci wàllu protection environnement tamit benn dimension bu am solo la pour ñu relancer li nga xam ne tourisme bi ci wàllu environnement bi dama leen bëgg a fàttale ne sunum réew am na ci lu toll ci juróom-ñaar téeméer kilomètres ci ay waax loolu nag dafa war a tax Sénégal engagé wu bu baax ci xeex li nga xam ne moom mooy dégradation suñu waax yi. ndax suñu waax yi dafa nekk ab ressource bu am solo ci suñu wàllu tourisme balnéaire. dañu war a gën a mettre l'accent ci transfert de technologie maanaam wéccante xalaat yi ci wàllu xarala. ñu permettre ñu gën a mun a xeex ak donc wàllub coppite yooyu ci wàllub écosystème bi. loolu tax nag ñu war a jox importance li nga xam ne moom mooy reconstitution plage de Saly bi nga xam ne. Donc dafa nekk benn étape bu am solo ci xeex bu ñuy xeex ngir rek sàmm sunu littoral bi. loolu tax nag may ñaax entreprise adjudicataire bi maanaam entreprise bi war a amal liggéey bi di Van Oord li nga xam ne moom la xaatim maanaam fukki weer ak ñaar. Fleuron de l'industrie touristique sénégalaise. des ci loolee ba léegi jëwriñ ji nga xamante ne bii moo amee tourisme ma nga woon ci bile ndaje Mame Mbaye Niang rafetlu bu baax a baax li nga xamante ni njiitu réew mi def na ko ci bile secteur Mame Mbaye Niang ni nag njiitu réew mi dekkilaat na li nga xamante ne bii mooy tourisme ndax ko indil beneen xar kanam ay kàddoom Jibi Diop Ndiaye Saliou Faye. amoon na lu fi amoon tourisme bu dox waaye bu sukkandiku ci wàllum géej gu am. suuf bu mu yaatu bu nit ñi daan mën a doxantu di mën a fo di mën a daw ñii di football ñii di def leneen géej googu tey ak ndogalu suñu borom aléa yi am ci climat bi géej googu dafa nangu woon suuf si waaye président de la république dafa joxe woon kàddoom waa Mbour ñeenti at ci ginnaaw ni leen dinañ def ay pexe yoo xam ni saafara yi pexe yooyu nag mu dénkoon ko APIX yàggoon na lool ba ñenn ñi xaddi sax ba commencé ñu koy xase. mu jafe woon lool waaye yàlla ci kàttanam tey jii nii commencé nañ liggéey bi li mu nar a changé fii ci Saly mooy lu fi amul woon lu ñu ñàkkoon ci lu baax moom la yàlla nar a indiwaat jaarale ko ci liggéey yi di ci sant bu baax nag ñu ci àndal parce que
jaajëf neex na torop waaye da nga koy wax ñi jëf ñëpp du ministère bi rek am na suñuy moroom ak suñuy naataango ak suñuy nawle yoo xam ni ginnaaw banque mondiale ñoom dañoo nekk ci nguur gi muy agence APIX ñu am ci taxawaay boo xam ne bu mucc ayib la. bu ñu noppee ci loolu dañuy wax lu soxal politique gannaaw nag ba mu jàppee jën bu mag ci Parcelles Assainies di wuyoo ci turu Moussa Sy njiit réew mi tebbi weneen ponkal ci wàllu politique maire bu Saly la moom nag mu ni noppi na lem ay kaakaam fekk ki nga xamante ne bii mooy njiit réew mi Macky Sall ànd ak moom liggéey mi ngi ko xamle ci tukkim nemmeeku bi nga xamante ne bii njiit réew mi amaloon na ko fa niki démb moom maire bu Saly di Ousmane Gueye ni pare na ngir gunge njiit réew mi ci projet yi nga xamante ne bii am na ko jëmee ko ci dëkkam boobu di Saly Ousmane Gueye ay kàddoom Djibi Diom Ndiaye Saliou Faye. Sénégal 557 communes collectivités locales ñoo fi nekk ñu dégg tey bala ñu koy am ñu jot ko ci média yi ñu ne les Jeux olympiques 2022 ñu ne ñetti dëkk la ñu tànn ñetti dëkk yooyu kan ak kan la ñu ne la ville de Dakar la ville de Diamniadio ak la ville de Saly waaye président yaa ñu sagal waaye yaa ñu sagal te yaa ñu jàppale comme président de la République li ma mën a wax mooy wax la ne incha allah si kàttanu yàlla damaa déggoon barki démb nga ne da nga napp benn jën yu mag si Parcelles Assainies waaye dama la bëgg a wax tey président de la République ne jàpp nga benn gaynde bu mag fii si Saly Portudal si kàttanu yàlla jàpp nga benn gaynde bu mag a mag fii si Saly Portudal te nag président gars yi war ma taxul ma di ko wax gis ful bi taxul ma di ko wax. parce que defe naa ne gars yi xam nañ ma xam leen gars yi xam nañ ne bu ma lemee ñëw naa jàppal ne ñëw naa te bu ma ñëwee xam nga ne département de Mbour Gueye léppatu parce que xam nga ne am naa ci département bi cër kon président man ñëw naa kon damaa bëgg a wax rek ne président Ndiambass yàqul sër te jàpp naa ne Saly dëkk la boo xam ne dafa nekk en voie de développement ma di la gërëm si ni nga mën a honorer sa table dañoo tase woon fii 2013 bi nga ñëwee di def lancement saison touristique bi ma ne le président de la république Saly dafa bëgg am ay programme yu mu am te mënu ko defal boppam ma waxoon na ne bokkoon na si avenue Malick Ndiaye ma wax la ne nag ma si jàppale bokkoon na si benn centre de référence parce que xam nga Saly war na mën a am benn hôpital bu mag boo xam ne tey dafay assurer ñi nga xam ne ñooy ñu dëkk si dëkk bi mais dafay assurer gan yi nga xam ne ñu ngi ñëw si dëkk bi jàpp naa ne mu waxoon la loolu wax la aussi ne dëkku sport la wax la ne Saly war na mën a am stade municipal waaye ba ma déggee jeux olympiques yi ma laajte gars yi si tubaab loolu lan la ñu tekkil ma ko ma ne kon dama ciy boole am benn piscine olympique bu mag boo xam ne dana mën a abriter li nga xam ne mooy gan yi ñëw si dëkk bi te président de la république tey jox naa la caabi dëkk bi muy caabi waa Saly mais waa Saly ni si sa ginnaaw waaye président waxal sa gars yi ne leen nañu tudd bunt yi nañu ubbi bunt yi nañ ko ubbi ñu bàyyi ma yegg si parce que man damay dëgg di la gis damay dëgg di wax ak yow. mu ngoog mu doon Ousmane Gueye nekk maire bu Saly ni nag noppi na ngir fekk ki nga xamante ne bii mooy njiitu réew mi Macky Sall ñu wax leneen kuréel gii di cosaanu séeréer fare ca Paris lëkkaloo ak commune bu Sandiara ñoom nag la ñu bëgg mooy suqali làq bii di séeréer gën ko nag dooleel ak it li nga xamante ne bii mooy seen cosaan foofee ca France Sandiara nag la ñu ñëwoon daje fa ak ki nga xamante ne bii mooy maire ba yëkkati ay fourniture daal di koy jébbal gone yi Malick Ndiaye mooy seen jiit moom yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci bile wàll dañ koy déglu ci micro ji bi Combaan Saliou Faye. En tant qu'association sérère lu ñu bëgg daal mooy promotion culture sérère bi en France parce que xam nga léegi France aussi dafa métti xale yi wax dëgg yàlla en matière d'éducation problème yu bëri moo fay am léegi-léeg mu am ay familles yoo xam ne seen doom du leen déglu mbaa ñu verser dans des comportements yoo xam ne comportements yu doy waar lañu donc par rapport à ces jeunes-là nous en tant que parents dañu am une grande responsabilité te responsabilité boobu ni ko docteur Diop waxee rek mooy xam-xam bi fokk ñu xam pour xamal doom yi parce que doom yi nga xam ne ñooy nekk ci ay comportement yu xaw a doy waar ñooy doom yi nga xam ne jànguñu amuñu éducation donc suñu rôle mooy éduquer mais faire de sorte que doom yi aussi xaw a làkk séeréer parce que dama ko wax naa ko sànq
tubaab ki muy respecté mooy ki téye culture am mais su fekkee ne yow xamuloo fi nga jógee doo xam fi nga mën war a dem. culture day indi nañ ay cahier indi ay gomme indi ay équerre loolu nag c'est une petite goutte d'eau dans l'océan waaw defe bëgg nañ daal ëllëg sibiru bu ëllëgee ñu indi lu ko ëpp waaw mais nag kii ce n'est qu'une première ni ko tubaab yi di waxee xëy na bu ëllëgee comme ni ma ko waxee docteur Diop saa bu ñu waxtaanee ñun nag nous sommes une association qui fonctionne de manière démocratique lu ñu war a jox lu ñu mën a joxe fii dañ ciy waxtaan ba xool aussi njëriñ bi xool aussi njëriñu askan bi fii waaw. Ablaye Niang IEF bu Mbour 2 moom nag di rafetlu bu baax a baax li nga xamante ne bi commune bu Sandiara def na ko lëkkaloo ci ak cosaan séeréer ne loolee nag dina tax seen njàng gën a mën a jëm kanam moom inspecteur ba di ñaan kuréel gii di cosaanu séeréer la ñu def mu bañ a yam rek ci atum ren mu wéy ci at yi nga xamante ne bi dafay ñëw ci suñu kanam dañuy ànd déglu Ablaye Niang ay kàddoom ji bi combaan Saliou Faye. tey de ñu ngi rafetlu vraiment lu ñu dajale fii tey te moo faral di naan saa bu ay nit tasee rek pour école lu am solo la ndax école fii la ñu formé xale yi te xale yi ñooy yaakaar réew mais yaakaar naa daje boo xam ne dañuy joxe ay fourniture di joxe bugg tabax classe daje mën na ko gën a am importance ndax yenn saa yi dañu ubbi école mais xale yi duñu am fu ñu bind tey qualité bu ñu wax mënul am alors que am na ñiy jàngee ci classe yu baax yu am bâtiment ñii di jàngee ci ay abri provisoire moo tax état léegi dafa jóg pour dina abri yëpp kon képp kuy dem ci sens boobu dëgg-dëgg duñu def lu dul gërëm la sant la mais ku mën a def ba ubbi tey jàng tey mën a effectif te loolu mënul effectif tant que xale yi amuñu ay fourniture ku def lépp nag bu loolu mën am xanaa sant la gërëm rek moo tax ñu bëggoon profiter ci occasion bi ci tour inspecteur gërëm suñu partenaires yi membre association cosaan séeréer ci geste bi ñu def tey ñu ngi koy rafetlu di leen sant di leen ñaan nag vraiment mu bañ yem ren rek chaque année waa Luuli soxla nañ ko mais mu bañ yem ci Luuli aussi école Sandiara yëpp soxla nañ ko école Mbour IEF Mbour 2 yëpp soxla nañ ko ndax Mbour 2 kat duñ tayal di ko wax dafa nekk IEF rural maanaam ci kaw gi la nekk parce que boo xoolee suñu école yëpp daal école kaw lañ parents yi amuñu doole boobu moo tax daal ñu ngi leen di ñaan ñu xalaat mu tas comme tubaab nu mu def tâche d'huile dans les autres écoles du district mais également de l'IEF Mbour 2. foofee la ñuy ndar képp xibaar yi laata ma yëkkati jotaay bi faaw ma gërëm ñi si jàpp ba mu yemb gërëm it yéen ñu sopp safoo ñu di ñu teewlu ci www.mbourtv.net ëllëg la ñuy dellusiwaat bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf.